mbokki Tambacounda mbokki internet yi gërëm mi ñu sant bu baax a baax ci temps bu ngeen taamu les programmes de Weli TV min ngeen ko gis ngeen ko gërëm mi ñu sant bu baax a baax par rapport aux encouragements ak félicitations ak lépp lu ñuy gis yu ngeen def fii ci Weli TV tey nag Weli TV seen émission wax ma ñeenteelu numéro bi dafa ñëw ci thème bu nga xam ne li ay di jàmbat coow li dëkk bi temps yi xam ngeen ko moom mooy jeunesse bi ak politique bi alors est-ce que jeunes yi nu ñuy defee politique noonu la est-ce que tamit jeunesse moom mooy dem jël si xaalis ci politicien bi ñëw toogaat si këram est-ce que jeunesse warul jóg pas-pas xar tànk tugéem pour maanaam développement dëkkam bi est-ce que jeunesse tamit warul jóg pour maanaam développer dëkkam bi lan mooy dëgg-dëgg politique jeunesse lan la ñu war a comporter vis-à-vis des politiciens est-ce que politiciens ñu ngi def lu nga xam ne ni war nañ ko xaar dëgg-dëgg ci par rapport ak jeunesse bi tey moo taxit ñu jóg doxantu si askan wi duggante ak ñoom tuuti pour xam dëgg lu ñu xalaat ci jeunesse ak politique moo taxit nag ñu jagleen lii ñu bàyyi ngeen seetaan ñu waat cuur ci kanam pour mën a waxtaan ak yéen. waaw politique gu Tamba comme niñ ko waxee rek en général sax politique gu Sénégal ak jeunes yi des fois bu njëkk ba sax auparavant amoon na ay problème parce que jeunes yi foogoon nañ ne toujours dañu war a nekk ci ginnaaw nit ñi di daw di def ay kii après ñooñu jiitu yóbbaale leen. mais je crois que léegi mi ngi commencé changer parce que ñi ñaa ngi commencé di gëm seen bopp en même temps di def loo xamante ne daf leen di jëmale kanam ci politique bi parce que politique du dara lu dul nga gérer sa fi nga dëkk nekk fa jàppale sa bopp mais jàppale ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkandool ci benn dëkk walla ci benn quartier walla ci benn pays donc loolu comme définition politique loolu la donc jeunes yi war nañoo jóg yëngatu ci te ba pare bu ñu si yëngatu tamit ñu yëngatu si ak ngor ak dignité de telle sorte que ëllëg kenn du leen si yàpp parce que politique yu njëkk ya loolu ak léegi war naa am différence parce que nekkul loo xamante ne dina jëmale politique kanam si côté jeunesse. bon jeunesse bi mu ñu defee politique dafa xaw a des quoi am na ñoo xamante ni que xaalis moo leen fa yóbbu waaye du politique politique da nga koy jàng da nga koy xam mais am na ñoo xam ne ni que nag. fu nit ñi ne woo ñoo ngi foofu politique du question da ngay jóg rek naan damay politique dañ koy jàng dañ koy xam. te yaakaar naa ne comme ni ñu ko waxee politique Tamba man pour man sama côté quoi c'est zéro. bon comme jeunes yi fii politicien bu mënta ñëw bon dañuy topp sa ginnaaw bon pour ku nekk di daw di dem si politiciens yi pour mun a am foofu noonu weccet. te parce que dëkk bi war nañ mun a ut beneen solution boo xamante ne dañ ciy liggéey jeunes yi mun nañ ci liggéey bon ku nekk am na fi métier mais métier bi gars yi Tamba fi métier bi taxuñu ko fonk noonu. ñeme naa wax loolu parce que lu tax tey ñun suñu politiciens yi am nañu temps toog si rajo yi di ŋàññante di xeexante mais amuñu temps liggéey Tamba kooku c'est dommage pour Tamba je suis désolé. parce que lu nga xamante ne gaan tey mënoon nañ toog fii liggéey Tamba ba pare bu ñu bëggee xiiroo ŋaayoo ñu xiiroo ŋaayoo mais defuñ dara ci dëkk ba pare. man am naa ci ay propos yi nga xamante ne man sama bopp man franchement parler man bëggu naa ko comprends nga am na ñu nekk ci dëkk bi di def lu dara jarul ci dëkk bi di liggéey pour gox bi ñu ngi fii ñëpp xam nañ leen mais na doomu dëkk bi ngir yàlla yenente bi gëstu xool. ñi bañ a topp suñu intérêt am na suñuy doom yi fi war a nekk ak suñuy sët ñun dëkk bi dañ koy defar mais du ñun kese ñoo fi nekk am na ñi fi nekkal ñi ginnaaw yàlla ak yenente bi nañu xool ñu ñuy fal teg leen ci dëkk bi ñi liggéey dëkk bi parce que dëkk bi Tamba du tey am na dëkk yi nga xamante ne dëmb lañ mais te teewul gars yi liggéey nañ leen ba liggéey yi nga xamante ne maara dem si mais ñun pourquoi pas ku toog rek bugg a defal sa bopp amul njëriñ. surtout artisan yi si man si li may yëngatu man mii di wax ak yéen mécanicien la cas politique bi nag dëkk bi fii ñëpp xam nañ nu mu demee bon yàgg nañ si nag lii daf fi yàgg si Tamba depuis suñu nijaay yi suñu maam yi suñu papa yi suñu grand yi loolu moo nekk di law fu mu toll nii léegi nag esprit boobu nga xam ne mu ngi fi ba tey ñun ñoo ko mun a dindi. esprit boo xamante ne mu ngi fii ba tey ñun ñoo ko mën a dindi ñun jeunesse bi ñun doomu Tamba yi tey parce que ñun doomu Tamba yi tey lu tax lan moo ñu gën a sonal politicien bu mënta ñëw balaa mu ñëw une semaine d'avance fekkee dëkk bi yëpp yëg na ko balaa mu ñëw fekkee buntu këram fees na dell ay doomu aadama
du ma tudd nag benn tuuru politicien mais est-ce que loolu mooy saafara mbir mi est-ce que loolu mooy saafara mbir mi léegi ñun instant bi ni sonn nañ bugg nañ ñu changer système. parce que Tamba fii loolu moo fi gën a bëri dañuy topp benn leader ñëpp topp ci ginnaawam di daw ay xale yu ndaw yoo xamante ne mérité nañ leneen mais duñ ko dem defi dañuy topp ci leader yi rek pour ay 2000 francs ay 5000 francs yoo xamante ne du après du leen jëriñ dara te nga mën a taxaw sa dëkk taxaw boo xamante ne moo ëpp loolu la ñuy déplorer fii à Tambacounda. donc war na nekk loo xamante ne mu nekk changement de conscience au niveau de la jeunesse ñëpp changer seen i comportement de telle sorte que ñu mën a politique boo xamante ne day sell pour avancement wu jeunesse bi. tey dañoo war a weesu fii war nañ weesu fii état bi dañ ko war a weesu man lu ma gën a jaaxal ci politique Tamba ñoom ñëpp ñoo far benn parti mais ku nekk di bëgg a mel ni kuy lekk moromam c'est si désolé. ko waral mooy les jeunes. Il faut que ñu sensibiliser ñun les jeunes ci laa bokk ñu sensibiliser ñu réellement lan mooy suñu place ci politique. est-ce que ñun tey politique war nañ continuer ba tey ñu war a continuer di sol ay t-shirt kese des ci nekk ci ginnaaw di xeex di wax ay waxu responsable ne man fii laa far fële laa far tey je parle en connaissance de cause. dañ koy wax ba suba dëkk bi dafa des malgré xoolal mel na ko bu ñu nekk bii rek. tey bu nawet jotee tey bu ndox tuuroo kenn du mun a dem paa yi bëgg a dem julli sax duñ dem julli ji avec ça ñu ne mairie amul Tamba amul man maa ko wax man amul mairie man ñeme naa ko wax parce que lu tax defuñu fi dara. am nañ fi ay programme am nañ fi ay liggéey mais est-ce que liggéey bi ñun ñu ngi koy jot mais est-ce que politiciens yi ñu ngi ñuy jox liggéey parce que fooy boo fi jégul politicien doo am liggéey boo jégul politicien doo am liggéey man mii di wax ak yow man su ma jégul politicien du ma am liggéey. li ñu tardeel tuuti laa wax de mooy question leadership maanaam question leader yi donc ci kii fii laa far du ma nangu kee jiite ma donc heureusement ba léegi ñu ngi commencé wax dëgg yàlla aussi di yeewaa pour que loolu mu changé wax dëgg yàlla changement commencé na am mais boo gisee ñu xaw a tardé lu bëri ci politique loolu la ñëpp mënoo am consensus unanime mais bu fekkente ne problème leader yooyu noonu su demee ba bëre day créer maanaam ay blessures day créer gap du dem. jeunes yi responsabilité certes moo ngi am mais boo ko comparé auparavant responsabilité jeunesse dafa desoon ci suñuy engagement ci suñuy jàng parce que à chaque fois booy ne développement le message qu'on lance fort d'abord à la jeunesse c'est que il faut apprendre. li ñu xaw a tardel aussi ci jeunesse politique bi mooy lan mooy ñi bëri ñi ngi def politique mais xamuñu lu leen dugal xamuñu lu tax ñi def politique te c'est très très grave boo gisee ay nit yi frustré ay nit yu ne non damaa frustré damay bàyyi politique wala damay bàyyi parti bi damay bàyyi lii parce que kooku am na lu ko manqué balaa mi doon avant de s'engager am na lu ko manqué mooy lan mooy tey politique jàpp naa ne balaa nga koo def da nga war a am li ñuy wax principe ak conviction alors que mun ngeen bokk benn parti tey bu ngeen xamee lan mooy rôle jeune ci politique rek mooy naka laay mën a responsabiliser sama bopp pour que ma mën a agir fi ma dëkk. tey politique c'est-à-dire engagement politique ci boppam dafa bëri diversité nit ñi dañu foog ne engagement politique d'abord mooy nga jékki-jékki sol t-shirt diw ñëw nag président Macky Sall ñëw nga yëkkite non waaw c'est vrai mais engagement politique faaw ñu xamal nit ñi lan mooy diversité engagement politique. dañu war a jël jeunes yi former leen parce que nit moom bu amul formation amul dara du mën a am lijjantil boppam dara waaye boo leen jàppee nga former leen xamal leen ne yow da nga war a gëm sa bopp bala ngay gëm keneen gëmal sa bopp d'abord. politique baax na mais politique du métier politique da nga koy jël nga def ko comme par exemple hobby nga tey nga dem liggéey nga am temps libre nga dem dox ko ci politique bi. politique noonu la war a demee waaye warul nekk liggéeyu nit nga jël sa lépp concentré ko ci politique bi rek ne noonu rek laa war a doxalee déedéet. politique dafa war a nekk loo xamante ne passe-temps lay nekk ci nit ki boo demee liggéey nga am sa liggéey nga liggéey ba pare après nga ne dem ci politique bi nga def li nga war a def foofu tamit mu nekk loo xamante ne après day développer réew mi développer ñi ci kii ñi nga xamante ne tamit ñi ngi ci ñu jéem
te amuñu formation ñu jéem leen a former teg leen ci yoon pour ëllëg ñu bañ a def politique bi seen métier mais ñu def ko loo xamante ne passe-temps lay doon. Se battre politiquement pour assister au développement local. Donc, si vous avez côté que politique, c'est négatif. Moi, personnellement, je prendrais d'autre part dire que politique, le positif là. Politique, ça peut nous apporter plus. Politique, c'est pas quelque chose qui c'est une fin en soi. Politique du li nga xamné ni moy sama poste la ci xol. Politique du question ni diw lu muy def ni deful fu mu wara jaar ak li man may lancer wu ci politique. Politique, la jeunesse, quand vous vous mêlez de la politique, quand vous vous engagez à la politique, il faut avoir d'abord un mental bi nga xamné ni ak une bonne cause bi nga xamné lool mo lay yëkkit. La cause c'est quoi? C'est le développement. C'est ça. Je constate que développement amul ci réew mi par rapport à la politique. Amul ci dëkk bi Tamba fi parce que comme nuñ ko waxé rek souvent ñi nekk ci kanam seeni bopp rek la ñuy sóoraale ak seeni nit léegi ñi des ci ginnaaw duñ leen sóoraale population bi moo tax actuellement dañoo sonn ku nekk yaa ngi seet foo amee dara pour uti ko loolu mooy tax sax des fois clientèle politique bi bëri parce que boo toogee amoo dara loo yëngatoo après ku la woo rek ci politique da ngay dem ànd ak moom ci loolu mu lay jox ay 2000 mu lay jox ay 3000 pour nga mun a subvenir à tes besoins donc loolu lañ war a déplorer fii dindi ko fi de telle sorte que ëllëg ñun tamit ñu mun a gérer sunuy bopp gérer sunu localité normalement. xamante ne ñooy ne mi ngi dox c'est parce que ñoom ñi ngi ci ginnaaw benn leader bi xàmme leen di doxal seeni affaire mais leader bi doxalul affaire localité bi mais seen affaire seen bopp lay doxal léegi nag ñi nga xamante ne tamit ñoom nekkuñu ci ginnaaw ñi ngi ci ginnaaw leader. ñu leen di jox ay kii ñoom ñu mën nañ ne doxul loolu moo tax ñuy naan souvent dox na mais on peut dire que doxul parce que dëkk bi développé wul bu doon dëkk baa ngi développé wu nga ne dox na mais dëkk bi développé wu nga jël quelques personnes seen affaire di dox rek di développé wu ñeneen ñi ci ginnaaw majeure partie bi dara doxul ci ñoom ba pare nga ne affaire baa ngi dox man loolu gëmuma ko. bugg nañ ñu xoolaat leneen loo xamante ne dañ ciy jàpp bugg nañ ñu jàppale ñu te bëri nañ. pour dëkk bi développé bon dañuy bokk xalaat doon benn. xol yi doon benn bu boobaa nag yëf yi dina mun a dem ci kanam. ma leen di naan nañ gëm seen bopp ndax nit moom bu gëmee boppam rek dara du ko të lépp ay yomb ci moom mais nit bu demee ba gëmul boppam moom lépp ay difficile ci moom te boo moytuwul sax dina mere koo xamante ne defu ko dara nit da ngay gëm sa bopp xam ne lépp loo am yaa ko war a liggéeyal sa bopp yaa ko war a utal sa bopp kenn warulaa jiitu si loolu di la sarax wala di la may. mbokki internet yi mbokki Tambacounda gërëm mi ngi sant bu baax baax ci temps bu ngeen taamulee programme de Weli TV lii moo nekkoon seen ñeenteeli émission fii ci Weli TV si émission boobu mooy wax ma nag gis nga tey nag politique bi la ñuy waxtaanee mooy jeunesse ak politique dëgg-dëgg jeunes yi nu ñu gisee politique bi lan mooy dëgg politique est-ce que politique bi nu ñu koy doxalee fii Tambacounda noonu la gis nga waxtaanee lépp dem leen gis seen politiciens yi les jeunes politiques les jeunes leaders mais également les femmes dox daje ba beneen yoon ci beneen numéro fii ci Weli TV